S'il vous plaît maanaam kuréel boobu ñuy tuddee Mboro SOS moo lëkkaloog lépp luy kuréel ci dëkk bi nag ak sax ñi ngi bawoo ba Daaru Xudoos Taïba Ndiaye ak Meewaan ngir jàppale ko ci marché bi nga xam te ne moom la yëkkati pour jooy jafe-jafe askan wi. jafe-jafe bi si njëkk nag mooy wàllu suuf ñëpp xam nañ ni Mboro xat na ay réserve foncière am jeex na te Mboro macha allah màggaayam bokk na ci màggaay yu dëkk yi gën a gaaw ci Sénégal daanaka juróomi dëkk dong ñoo ko jiitu ci wàllu màggaayu dëkk. muy Dakar di Touba di Thiès di Mbour di Kaolack Mboro mooy donc sixième ville bi am taux de croissance urbaine bi gën a élevé. kon Mboro li ko jox ci suuf néew na lool te Mboro mënu cee dund muy 310 hectares képp la Mboro am loolu nag jàpp nañ nag jaaduwul te Mboro dañu ko yokkal suufam bu loolu weesoo Mboro dafa tumuranke wàllu infrastructure te yu bëri yooyu ñu koy lijjanti bokk na ci. hôpital Mboro amu ko te màggaayam ak dëkkam ni mu toll maanaam son poids démographique may na ko nag mu am nag lu mu néew centre de santé Mboro amul ci benn. Mboro dafa yittewoo également li ñuy woowee brigade sapeur pompier ndax keroog jëy ji fi amoon gis ngeen ko bu fekkoon yàlla def ni ñu am benn brigade sapeur pompier wala benn hôpital xëy na loolu lépp dinañ ko mën a gën a wàññi muy bilan bu métti boobu noonu. kon Mboro également mu ngi jot li ñu woowee tamit marché bu moderne parce que mënoo nekk une ville à vocation maraîchère d'abord. yàlla def nga am marché bu tuutee nii bu néewee nii doole kon ñu ngi ñaan ci kilifa yi muy le maire les ICS également et l'État ñu defal Mboro yooyu bërëbu jubluwaay muy brigade de sapeur pompier du commissariat de police du marché moderne du quai de pêche du lycée technique du stade multifonctionnel et entre autres. bu loolu weesoo également ñu amaat yeneen jafe-jafe ak ñun ñi nga xam te ne mooy kuréel entreprise yi ñuy séq rawatina waa ICS ñun ñu jàpp ni. ndawu Mboro am na formation ndawu Mboro am nay diplôme kon ndawu Mboro kenn du leen tuumaal ni leen dañoo amul formation lii des rek mooy dañoo gën a xëy na privilégié jël ay recruter des travailleurs indiens au détriment des travailleurs sénégalais et notamment kon ñu ngi ñaan état wu Sénégal di ko ñaan sunu maire bi taxaw fii di ko wax ne kat waa Mboro ak toute la zone ñu ngi joytu jafe-jafe bi ñu am ci wàllu xëy te jaadul nga nekk ci zone boo xam te ni c'est une ville industrielle maanaam ville boo xam te ni wàllu industrie dafay bëri loolu macha allah ndaw ñi di am jafe-jafe am liggéey loolu la ñu bëgg mu daal di dakk bu loolu weesoo dañoo jàpp ni ICS camion citerne ak soufre bi jaar fii régulièrement tous les jours te samatoloog benn yoon ak li nga xam ne mooy la réglementation en vigueur en matière de transport de produits dangereux jàpp nañ loolu jaaratul ICS seen soufre bi fi aw waratu fay tuuru te balaa loolu sax dañoo bëgg li gën a bëgg mooy na ICS out voie de contournement ndax voie de contournement loolu rek mooy saafara si buñ doon baaj seen camion soufre bi sax ba du fi tuuru sax du tax mu nekk jafe-jafe ndax kenn ñaan ko yàlla mais loolu bés bu nekk mën naa am jëy bu mu fi créé kenn duy xaar nag ba loolu xew ñuy doog a topp si ginnaaw naan xamoon nañu ko dañuy wax ICS mu jël ay matuwaayam di wax le maire ici présent mu jël ay matuwaayam su ko defee ICS bañ jaar de fii produit bu bon boobu noonu muy soufre di acide ci suñu marché bu xat bi nii loolu la ñu bëggoon vraiment waxtaan ci ak askan bi ñu xam ne la plateforme lii ci ay jafe-jafe moo ko tax a jóg
ak lépp li nga xamante ne nag dañu ko war a joytu nag wax ko jëbal ci maire bi muy bokk na si Mboro dafa lëndëmaayu Mboro bi foo ko natt rek weesu na fa Mboro également am na tamit jafe-jafe vraiment ci wàllu tuurukaayu mbalit Mboro fu nekk la ñuy xëy di tuur mbalit te maire bi nag boobu ba léegi mu ngi fi gisuñu mu def ci lenn lu ñu war a teg suñu bët ni jàpp ne kat mu ngi koy liggéey. donc ndox mi également dëgg la fan yii ci ginnaaw am nañu forage bu fi teew waaye nag ñuy gis ni nag ba léegi nag am na ay dëkk ay gox-goxaat yoo xam ne ba léegi nii dañoo am jafe-jafe nag bu wër ci wàllu ndox ñu ngi ñaan le maire bi fi teew tey jii nii mu jël boobu yooyu jàmbat utal ko ay saafara ndax wàllu ndox dañoo jàpp ni lu ne mën nga koo xaar lu ne mën nga ko muñ waaye ndox mooy dund ku ko amul mënoo dund kon ñu koy ñaan mu gën a baral liggéey bi ci wàllu woowu noonu. Je suis Cheikh Tidiane Ndiaye, ancien député de la 12e législature, responsable du RSD-TDS à Mboro. ci lii moo di sant xale yi sant vraiment SOS Mboro ma ville ci lii nga xam ne def nañ ko fii tey ci Mboro moo di dama leen waxoon bi ñu ñëwee seet si fii dama leen ne pesu borom nit moo koy fajal boppam dóor nañu nañ fexe fayu dóor gi ñu dóor teguñu ko ci dara lul ci doole moo di gis nañu Mboro am na ko fi nekkoon doon fi kilifa bëgg nañ ko fi jëlee ci taawu Ablaye Wade ca bopp ba Idrissa Seck mu ne dama ko fi mën a jëlee lu dul ma dëkk ba Mboro bu ma yemalee Mboro fii génn ci fi ñuy nga xam ne moo nekk ginnaaw Mboro daañu jël jàll commune Mboro daañu jël tamit yeneen commune noonu la ñu def Idrissa Seck moo def découpage bi Mboro xaar ba nga xam ne candidat mi nga xam ne d'accord woon sax ci découpage bi mu di Djibi Yàdd man nga dem laaj ko mu xaar ba mu génn dëkk bi mu ne mu def découpage bi su ma bàyyi ca lalu hôpitalam mu ne ah li ngeen bëgg a def boo ngeen ko defee da ngeen rey Mboro ñu daal di jël Mboro dagg ko mu yam ci presque 4 kilomètres carrés jël créé Daaru Xuddoos nga xam ne mi ngi nii Mboro moom masa yor Daaru Xuddoos ñu jël Lompul taf ko ci Kébémer loo ci gis suufus Lompul yëpp waa Kébémer jël nañ ko ñoo xam nañ li fa xew bon donc loolu dañ ne mënul continuer beneen bi ci topp mooy usines yi nga xam ne nii ñun ñoo leen ëmb mooy ICS bu njëkk Taïba ay tubaab bi fi nekkoon au moins tubaab bi am na lu ñu fi def mooy def nañu benn cité mu di cité bii di HLM nga xam ne tey jii ay dem nañu bàyyi fi ay nit di ñuul ñu dëkk fa muy mbay ay to ay dafa dëkk ak ay nit di ñuul mais mbay boo fa demee fi toll nii duñu fay courant duñu fay ndox Mboro ñun bu njëkk ci Taïba la ñu branché woon mais léegi dindi nañ ko dañu fay ndox donc loolu dañ ne mënul continuer booy xool retombées yi jóge ci usine bii di ICS suñu benn doom jariñu ci xanaa lor ñu bu ñu jógee sotti seen soufre bi fii jël seen oto yi nga xam ne dafa ay mbànd la ñu traversé géej gi gis nga nii ko gisee ni fii la ñuy jaar gis nga géej gi di jëmee waaw xam nga lii catastrophe la jaar fii nga xam ne tëli bi benn tëli la ñu jaar leen seen oto yi heure bu la neexee jaar loola mu nekk problème boo xam ne bis bu catastrophe amee dana nekk loo xam ne ni kenn du ko mën a régler ci àdduna donc il est temps que président Macky Sall dimbali ñu jàppale ñu. defaraat découpage bi mi ngi nii li ma la ko waxee léegi 5 centres de santé la ñu prévoir. administration bi. en 2008 mi ngi nii. Mboro ci la bokk. dëkk yi ma lim yëpp mu di Médina Gounass Passy Touba Oumoul Khayra Diouloulou ñëpp am nañ seen centre de santé ba mu des Mboro parce que Mboro amul espace. amul suuf si jël nañ ko. jël nañ ko séddoo ko
man keroog dama dem ba station agricole nga xam ne station agricole ñun fa lay doon fooyee ma dem fekk fi benn piquet ñu teg ko fa may leen lii ñu ne ñu ma ci Daaru Xudoos la bokk may leen mais dama dem gis maire bi Moussa Ndiaye ma ne ko bu ma doon yow dama ko jël sànni ca xaj parce que lii yam nit la yow jël sa suuf ba pare ñu jël sa mbir kii di fa samp ay piquet wane ne lii léegi ci ñun la bokk ñun léegi fa la ñu nooyee amuñu sax fu ñu tuur mbalit. moo doon tëndikat léegi ci Daaru Xudoos mais lépp ci Daaru Xudoos la bokk même géej gi ci Daaru Xudoos la bokk loolu fan lañ jëm turbe bii nga xam ne nii mi ngi feeñ fii ci dëkk bi ci Daaru Xudoos lay bokk. phosphate bi am na fii ci suñu tool yi boori Touba Ndiaye. turbe dégg nga zircon bii ci Mboro la woon léegi ci Daaru Xudoos la bokk ICS bii Mboro la bokkoon léegi ci Daaru Xudoos la bokk waaw loolu ba kañ beneen bi mooy li nga xam ne nii war nañ ko jël fay ko communes yi dañu wax ne dañu jël 0,5% ci seen chiffre d'affaires versé ko communes yi anamu dañ ne dañu jël 20% ci impôts yi versé ko communes yëpp séddoo ko anamu Mboro du ci am dara parce que usines yooyu nekkuñu Mboro kon Mboro dëkk la boo xam ne nii mi ngi dee moo tax bu dul légumes ñu fi bay fii ni Mboro amul dara amuñu yoon amuñu tëli bu normal amuñu fu ñu sotti mbalit amuñu fu ñu def lenn amuñu ko kon loolu foog daal président Macky Sall jàpp lañ ci xam ne lii vraiment mënut a continuer te xale yi nag fi ne nii li ñuy wax li xale yi di wax jëngu nañu te lii foo ñu régler ko parce que mënuñu jël ab dëkk boo xam ne moo jur ñi ñu tudd ñëpp bu leen tudd Mboro tax ku fi jànge Mboro nga jànge waaw ku fi jàng laa wax Mboro nga jànge ba pare ñu jël li Mboro amoon yëpp ñu jox ko ñeneen loolu mënut a nekk. bëgg rey Mboro loolu duñ ko nangu.